voilà jërëjëf mbokk yi beneen yoon ñu leen di jaajëfal ci ni ngeen ko defee toujours di déglu rajo Sunu Afrique yéen a ko doon laaj Baba Aïdara Chérif yegg si na Chérif gars yi na moo nañ la ma bàyyi nga nuyu teg auditeurs yi ñu xuus ak joxtaan bi. maa leen raw bu wér a wér maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp. nee naa leen da nga duggoon xaw la ba lépp leer na fi ñu toll nii. lépp leer na. voilà donc xam naa li nga xam ne nii dañuy waxtaanee ñaar yi mënu cee ñàkk mooy mu mel ne gis nañ ne président de la république dafa mel ni dafa dégg Sénégalais yi di wax ne am na yu bëri yoo xam ne dañ ko war a renégocier ndax ni ñuy négocier li jëm ci wàllu pétrole beeg gaz beeg yu demee noonu dafa mel ne Sénégalais yi kontaanuñ ci mu mel ne dégg na loolu mu mel ne ñu ngi ci waxtaan dinañ ci ñëw ak yow wante tamit gis nañ ci réseaux sociaux yi luy nit ñi di partager këru Macky Sall bi c'est bokk nañ ci buñ ko fàttalikoo yaay ki njëkk a wax këru Macky Sall bi fii ci États-Unis xam naa ñaar yooyu buñ ci danañ ci ñëw ginnaaw bi nga xam ne OFNAC jàpp nañ ne ñu ngi def liggéey bu mucc ayub danañ la ci laaj sa xalaat mais ñu ñëw ci li nga xam ne nii moom la mooy gën a xam naa may nit ñi gën a bëgg a dégg mooy wàllu pétrole beeg gaz bi buñ demee ba ñu ko doon wax ci suuf mu mel ne président dégg na loolu bëgg nañ ci am sa xalaat ban jàngat nga ci am Chérif. waaw xam nga dafay xaw a reetaanlu bu nu déggee Macky Sall mi président de la République di wax ni contrat wu pétrole yeeg yooyu daf ko bëgg ni renégocier waat ko. xam nga dafay reelu trop. allo. ndaxte Macky Sall. d'abord balaa muy nekk président bi mu nekkee candidat. bi mu yëgee ni am na compagnie bi ñuy woowee Petrotim bu amoon contrat. diggante ñaari tuur yi parce que moom dañuy fàttaliku ni moom moo doon chef de service banque de données Petrosen. lan mooy chef de service banque de données ndaxte Sénégal ci code pétrolier bi dafa ni compagnie pétrole bu mënti ñëw Sénégal boo defee ay recherche ba pare information yi nga am yëpp gis nga pétrole gisuloo yaa ngay liggéey wala liggéeyoo information yooyu yëpp propriété nguurum Sénégal la da nga koy tegaat ci loxo nguuru Sénégal nga continuer di def looy def wala nga yanu sa pakaar nga dem donc toutes ces informations là fenn nañ koy centraliser mooy département bi nga xam ne Macky Sall moo doon njiit wa mu di banque de données Petrosen moom moo doon chef de service daawoon ngeen dégg chronique kat boobu nekkoon Canada doon wax poste ba gën a kawe ba mu gënoon a yaakaar moo doon chef de service sa Petrosen kon poste boobu lépp luy information comme ni ngay jëlee sa xaalis di dugal ci banque bi lépp luy information ci pétrole ni koy wër gis nañu gisunu gaz ni koy wër gis nañu gisunu tur la koy na borom Petrosen waaw yëngu moom moo ko daan centraliser moom moo doon patron bu banque boobule kooku bi mu nekkee candidat moo ni bés bu yegsee pare lu muy njëkk def dafay dénoncer contrat pétrolier yi fi jaar yëpp alors loo xoon mais oui loolu mënoon tamee lu laajal grand frère boo seetloo audio bi di nga dégg di nga gis mu li yëpp lay dénoncé parce que xam na te bi ñu joxee bu mu yëgee mbirum contrat Ndar ak Kayar daf ko métti ndax xam na alal ba nekk foofu loolu moo taxul muy dana ko dénoncé moom moomu de bi mu yegsee ci nguur gi waxuma dénoncé ak rapport IGE yi génn ak lañ ca wax 2012 ba tey mu jël fàtte loolu yëpp ak la mu digaale woon yëpp mu daal di jël décret bi nga xam ne code pétrole dafa ni naam am nga contrat ci diw naam am nga contrat ci kële naam am nga contrat ci keneen ba tey amuloo licence maanaam
contrat bi gouvernement bi fi nekkoon bi signal na la contrat. waaye tant que président bi signé wul décret bi amuloo licence amuloo dara. day wane ni rek yaa ngi ci waxtaan yi. kooku rek la code bi jox doole moom mooy signé nga am licence. bu la neexee nga signé contrat ak ministre bi bu la neexee nga signé contrat ak directeur Petrosen waaye jàppal ne amuloo licence tant que décret bi jógewul ci président de la République. est-ce que du looloo tax xëy na mu ne léegi dina ko renégocier parce que puisque léegi président la. wante loolu mooy problème bi mu nekkee candidat loolu moo doon promesse am mu jógee nekk candidat mu nekk président de la République bi mu nekkee président de la République mu forcé signé décret bi nga xam ne contrat bi jaarul yoon dara baaxu ca waaye la tax mu def ko rakkama dugg ci mbir mi ndax moom moo yónni woon inspection générale d'État mu ni defal leen ma enquête ci contrat bu bon bii ni def biñ ko defalee enquête indil ko bi Frank Timis yëgee ni enquête boobu ma ngay dem Frank Timis ñëw lëkkaloo ak rakkam la jël enquête wu inspection générale IGE bi daal di taxañ sànni ca xaj signé décret bi ndax rakkam kooku tey jii nekkoon candidat wax loolu nekk président def li est-ce que mën na la wax ni tey jii ba pare nekk président signé ñaata contrat ñaata décret di joxe ay licence ndegam kooku tey mën na dellu si waat di la wax ni dañu war toog ni renégocier contrat wu pétrole mais Chérif est-ce que comme li ma wax xam nga booba léegi ñun ñëpp ñu ngi koy wax ñu ne bu ñu amee tey bu génnee ci nguur gi président bu bees bi ñëw foog mu renégocier contrat yëpp moo tax ma ne est-ce que du loolu dégg léegi bëgg a satisfaire Sénégalais wala bëgg leen neexal parce que ñu dem vers des élections. non xam na ni ñu ngi dem ci élection te xam na problème bi mu am bi mooy pétrole Sénégal. xam na ni problème am. am na politicien bu mag nga xam ne dafa bokk ci favori bi ma waxanteeg moom ba mu laaj ma document yi ma yore ci pétrole ma jox. dafa ni ma le talon d'Achille de Macky Sall c'est le pétrole. wala fal ko. bi mu gisee mu ni la nga xam ni moo ko ndara gaañ diis la nga xam ne mooy diisal tey tànkam. la koy daanal moo ko jàpp seqar ñu ko. du dara lu dul pétrole bi. raison de plus xëy na loolu tax mu bëgg a ñëw léegi gérer ko. te la kooku jóg commencé di wax ci wax pétrole bu ko waxee nag day mel na armée mexicaine moo génn saaga rek nañ ko am di ko tontu kon. kooku tey ji bu dellusee. di wax lii moom ci boppam xam na campagne électorale bi campagne pétrole la. xam na ko xam na ne campagne électorale bi campagne waxum pétrole la ndax mënuloo jël Sénégalais nga ne da nga leen di jox bourse familiale. bourse familiale boobu nga bëgg ko def tey jii la nga xam ne moom moo di campagne électorale waaye bu comme ni ma ko waxanteeg yenn ci opposants yi. ñu leen campagne électorale il faut ngeen xamal ñay jot ñu bourse familiale. pétrole ba nu gis Libye. la nu gis Ndar rek waxaguma ñoom Sangomar ak ñoom Kayar ak nangam la nu gis Ndar rek moo ëpp la Libye am. Libye pétrole am Kadhafi la muy bon yàpp bu jeune couple sëyee. ngeen takkante. waaw. ci xaalisu pétrole bi nañ leen di jox xaalis lebal xaalis pour ngeen dem jëndi kër. ndax ñëpp ko moom. askan bee ko moom. askan bee ko moom. Libi bu fekkee da nga bëgg dem jàngi bitim réew. te la ngay jàngi université yi ci Libi duñ ko joxe xaalisu pétrole bi mooy fay sa njàng mooy fay sa billet avion. waaw léegi Chérif tegal foofu sa baaraam am na ñu bëri dañuy wax ne comme ni nga koy leeral nii pétrole bi ñuy gis Sénégal. non seulement moo ëpp comme ni ko waxee bu Libye waaye Dubaï bi ñëpp jublu ñun mun nañ leen raw est-ce que léegi li nga bëgg a wax mooy que ne Sénégal tey war na mun a mel ne Dubaï war nañ mun a tamit ni nga xamee ne Libyens yi dara ñu woon tukki. waaw dafa ne. li nu expecté ci diggante Sénégambia bi. moo ëpp lu nekk diggante Iran ak Dubaï. waaw macha allah. nee naa leen ci vidéo bi nu defoon bi. ñu ni Afrique ak Amérique balaa ñuy teqale ko. position wu Mexique. position bu mu nekkoon bi. dafa am ñu mu jàkkaarloo woon ak Sénégal. te ca Mexique ca 1976
dafa am benn nappkat bu ñuy woowee kandaral. kandaral daan dem di napp ci benn teen bu ñëwee côté boobu gën bu mu fa jàpp dafay xeeñ pétrole. mu dem mu wax ko nguur gi duñ ko déglu ba mu am benn jeune ministre bu ñëw. bi jeune ministre bi ñëwee gis rapport nappkat boobu ñuy woowee kandaral mu ni yéen dem leen ngeen seeti fii lu fa xew nguur gi di fi ñëw ay at di wax te leen lii lan la. bi nu demee dañu ñëw fekk pétrole bu ñuul di fa ballal. nguur gi dañu kontaan ci góor gi parce que bloc boobu dañ ko tuddee moom nappkat boobu tuddoon kandaral. am na solo. ñu ni nag position wu Sénégal bi nañu wax loolu la USGS survey ministère nekk bi fii ci Amérique di toppatoo mbirum pétrole moo wax lii. mu ni position Sénégal bi ak Mexique balaa Afrique di teqaloo ko nu mu meloon loolu xeetu teen yooyu foo ko gis boo dawee nangami kilomètre yooyu moo dëx xeet wala boobu moo dëx xeet wala yooyu moo dëx xeetu teen di nga ko fekkee ci place boobu di nga ko nattee dafa ne tàkk ci Sénégal bi. moo tax bu la dara bett lii ni gis Sénégal tey nga dégg ëllëg gis nañ ko Gambie la preuve en est que ñu ngi naan la bi Mauritanie am ñu la moo ma ko bokk kon mu dem ba nga xam ne benn compagnie bu ñuy woowee Vanco nekk ci Houston. Vanco en 99 la leen nguuru Abdou Diouf jox licence ni seet diggante Ndar ak Kayar. ñooñu bi ñu defee benn étude de faisabilité bi ñu paree di def étude de faisabilité bi nguur gi jeex ci diggante bi ci la Abdoulaye Wade njëkk dem Touba ni Serigne Saliou Sénégal mu ngi toog ci gaz ak pétrole bu dul jeex. ñëpp ni Abdoulaye Wade dafay fen. da ngi dem seeti archive yi bi mu waxee loolu ci jamono boobu la Vanco def rapport de présentation bi nga xam ni mooy rapport de faisabilité. rapport Vanco bi lan la wax dafa ni Sénégal léegi c'était au mois de mai 2000. Plus précisément le 5 mai 2000. rapport bi ni génnee ko. Offshore Magazine journal spécialisé du pétrole et du gaz. Offshore Magazine génnee information bi. man ma jël information bi bind Vanco. Vanco bi ma laajee samay référence yëpp ñaari fan nañ ko teg ñu wooma confirmé ma ak email bi ndaw si tudd Janis yore seen communication envoyé ma email ne ma effectivement ñun ñoo def rapport de présentation boobu def nañu lépp lu ñu waraloon ak nguuru Sénégal ñun ñoo leen jox rapport boobu lan la wax dafa ni Sénégal depuis le 5 mai 2000 léegi la Sénégal war a commencé bët diggante Ndar jaar foosu Kayar bi ak Maroc jaar ci détroit de Gibraltar bi bënn Espagne ndax ëllëg te lu wax ëllëg ngir ni mën a jaay gaz waxuñu pétrole de ngenu ni jaay gaz Europe bi nga xam ni URSS daf leen jàpp ci baat heure bu leen Poutine mere daal di tëj teeni duñu am gaz ñuy sonn ñun ñu dëkk ñu Europe di ñu déglu xam nañu li may wax ndegam compagnie américaine boobu moo waxoon loolu depuis 2000 le 5 mai 2000 kan moo doon patron wu place ba mën a doon wax nga xam ne mooy dajale information yi Macky Sall moo doon chef de service banque de données boobu bu Petrosen kon Macky Sall xam na bu baax lan moo nekkoon Ndar ak Kayar compagnie américaine baa ngi fi sama page Facebook joxe naa turu compagnie bi joxe naa numéro téléphone am wane naa email bi ma yónnee man di ma firndeel ni ñoom ñoo ko wax. waaw mais Chérif xam nga comme ni ñu koy waxee xam nga ne mbiru pétrole fu mu dëkk wu mu am coow dafay bëri c'est comme ni ñu ko waxee opposition bi ñëpp dañoo jàpp ne président Macky Sall bu ñàkkee nguur gi dañ koy ne ràpp tëj ci kaso donc moom mu war ko jaral kon lu nekk ba mun a téye nguur gi raison de plus mu ñëw ne dégg li Sénégal yi di wax
ne que ne nit ñu comme ni koy leeralee nii dafa mun nañu wax ne dafa jëloon mbir yi defee ko yaa ma neex ndax frère am daf ci waxee opposition bi ñëpp dañoo jàpp ne président Macky Sall bu ñàkkee nguur gi dañ koy ne rap tëj ci kaso donc moom mu war ko jaral kon lu nekk ba mun a téye nguur gi raison de plus mu ñëw ne dégg li Sénégal yi di wax ne que ne nit ñu comme ni koy leeralee nii dafa mun nañu wax ne dafa jëloon mbir yi defee ko yaa ma neex ndax frère am daf ci amoon intérêt tey mu dem ba fii mu bugg cee change est-ce que Sénégal yi mun nañ ko nangu loolu est-ce que yow mun nga ko nangu loolu. yow mi ñu woowee monsieur Pétrole soppeeku bi. waaw xam nga nit mën na waxtaan mais da ngay xool lu muy wax li léegi loolu mën a def la wala lu honnête la ci moom. léegi est-ce que gëm nga ne lu mu mën a def la wala mun ko def. non mënu ko def changement yi c'est pas possible. du ko def du ko jéem a def. kon ay naxe mbaay la kon naxe mbaay la. ma wax la lu tax man la firnde yi tax ma ni du ko def du ko xalaat def du ko jéem a def. ñëwul. Karim Wade ba ñuy wax. Karim Wade bi mu demee ba signé contrat ak Timis bi Timis bëggee pour que mu yóbbu rapport de présentation bi ci président de la République ndax kooku rek la loi bi wax. pour que mu valider contrat bi par décret ni jox la sa licence. Karim Wade nanguwul yóbbu rapport de présentation bi parce que dafa demander Timis pour que ni jox ko critères yu wér balaa muy jël rapport bi di ko yóbbu ci taabalu conseil des ministres. Timis musul indi information yooyu kon nga jàpp ni Timis ba loolu ci bis amul woon licence. rapport boobu kan moo ko defal Timis Aly Ngouille Ndiaye. basé sur du faux. nu mu basé sur du faux moo ni. Aly Ngouille Ndiaye moo ni Timis Corporation dafa am compagnie bu mag bu ko boot. ponkalum compagnie la bi nga xam ne tas na adduna bi ci mbirum pétrole. ponkalum compagnie la bi nga xam ne alal du mu xam am bi kenn mënu la wax nu mu toll. ci rapport Aly Ngouille Ndiaye boobu rapport boobu Karim Wade ba ñoo na bind. moom Aly Ngouille Ndiaye mu dellu si mu ni ponkal boobu ay investisseurs asiatiques ñoom ñoo ko créé. léegi ñu ngi bëgg dindi léegi la ma doon wax ni dañu jox contrat compagnie bi nga xam ni kenn sosagu ko. mu ni compagnie boobu li mu liggéey ci mbirum pétrole kenn mënu ko natable. ma ni kon man juum na kon Aly Ngouille Ndiaye pétrole kon compagnie bii moo tax mu def lii ma dem di lijjanti mbirum compagnie boobu bi ma demee di lijjanti compagnie boobu Aly Ngouille Ndiaye njëng bu mag boobu ma ngi ko def ci conseil des ministres li Karim Wade bañoon def Aly Ngouille Ndiaye bi mu ko defee mu ngi ko def le 7 juin 2012 la ko def dégg lu ma bu baax li ma lay wax rapport boobu muy wax compagnie Petro Asia ponkal boobu le 7 juin 2012 la ko def bi ma demee di lijjanti mbirum compagnie bi Foreign Press Center bu nekk Washington lëkkaloo ak US State Department mettre ma en relation ak ambassade Chine bi ni mettre ma en relation ak ki nga xam ni moom moo yore département économique gu ambassade Chine te Washington kooku boole ma ak ñaari nit ca chambre de commerce Hong Kong li may wax ni c'est du précis ñooñu bi ñu jëlee information compagnie bi ni jox ma ko bi ma joxee information compagnie bi gis naa ni Aly Ngouille Ndiaye compagnie bi barke bi mu wax ak la mu tas àdduna bi alal gi mu am nit ña ko créé bi ma demee ndekete Aly Ngouille Ndiaye le 7 juin bi mu koy wax ndekete ñetti weer ca gannaaw nañu sos compagnie boobu compagnie bi ni nga ko créé le 6 mars 2012 ma ni waaw kii mooy cappaacoli bi Youssou Ndour di way dafa judd daan ñetti weer la def mu tas àdduna bi kon dinaa seet fan la tas si àdduna bi tasul fenn Linguère ga Aly Ndiaye cosaanu sa mënu ko woon tas ndax bi ma seetee transaction ya mu def rapport financier ya mu def ci nguuru Chine de 2012 ba 2017 ma gis ni compagnie bi alalam yépp nee na 5 millions de francs CFA la un peu moins de $10,000 5 millions du moom mooy liggéey bi Aly Ngouille Ndiaye wax ma xoolaat compagnie bi ma gis ni compagnie bi Aly Ngouille Ndiaye nee na
bu tas na adduna bi tam mu ngi ko wax la 7 juin ma gis ni compagnie bi kat nekk ñetti weer sa gannaaw nañ ko sos le 6 mars 2012. ca pàccoolu di dem moomule bi ma xoolee ñu ni asiatique ya ka créé yi. borom alal yi ndekete kenn créé wu ko benn nitu Frank Timis moom moo ko sos. li koy woowee Eddie Wang. asiatique yi amatu ci te kooku bi mu koy créé numéro passeport bi sax chambre de commerce daf ma ko yónnee ni ma numéro passeport bii la créé Petro Asia muy passeportu Singapour. bi nu demee ba xam ne maa ngi lijjanti compagnie bi le 16 septembre 2017 à 15h45 3h bi mu tegee 45 minutes si nañu dissoudre compagnie bi. tëj ko ci saa si. si nañ ko tas. tëj ko ndax si seen dispositif lu tubaab di woowee le maillon faible du dispositif. maanaam nga defar benn équipe ba mu dëgër. waaye ndeke latéral bi mooy seen fa la gars yi di jaarale di centré fa la gars yi di jaar di jël information yi ndaxte yëpp dañ ko tënk dem yóbbu ko ci paradis fiscaux yi nga xam ne balaa nga koy pénétrer c'est tout un problème mais boobu moo doon la maillon faible ndaxte Chine du paradis bokkul ci paradis fiscaux yi. donc information bi surtout dañu wax journaliste américain moo soxla information bi les relations entre la Chine et les États-Unis par transparence la par force donc aussitôt ki yore département économie bi boole mag ñaari nit ñooñu ñoo ma jox information bi parce que je ne me suis même pas présenté comme un Sénégalais même pas comme un Sénégalais dama nekk américain ci kaw ba ci suuf jël information yi ma gis ni kon sos bi foofu la nekk kooku moom la jël mu ni ko demal nga organiser élection yi kooku moo gën a bañ Macky Sall ñàkk élection wax na leen ko keroog dana def le tout képp kuy wooteel Macky Sall dana jël cëm Macky Sall fi mu am fi doole ca biir Fouta dégg ngeen lu préfet bi wax 90% wu nit ñi jot nañu seen ay carte tey ñii di déglu sa rajo bi ñaata nit ñoo jot seen carte. donc. mais kooku tey bu dellu see. léegi Chérif bu ñu xëy dañuy négocier waat contrat yi. waaw daf may reeloo. waaw mais bu ñu xëy suba tey let's say ñu xëy suba ñu ñëw ne effectivement gouvernement bi wane na renégocier nañ contrat yi et puis mu ngi nii suba baa looy wax. mais yow non El Hadj yow non da ngay màndi. ah mais c'est le gouvernement. non mais attends nee naa la waa ji moo waxoon dafay waa ji xanaa dégguloo li ma la wax. bi mu nekkee candidat moo wax nangam. mu nekk président mu waxuma la sax li mu waxoon def dana ko def waaye li mu def moo gën a bare garaaw dafa def haute trahison dafa war askan wi ndax alalu askan bi nga xam ni dañ ni ko yow rek la sa signature valable tey. kon li mu wax fi yëpp li ñuy wax ne day renégocier yëpp donc ma ne naxee mais moom laa lay wax nee naa la wax jooju yëpp parce que xam na ni campagne électorale bii ñu jëm waxum pétrole la. mu ngi suñu kanam. mu ngi suñu kanam. xam na ni campagne électorale bi nit ñi daal di ñëw ci ñi mu jox bourse ñi leen xee. yéen ñi muy wax waxu bourse familiale lii leen jox du dara. mun ngeen am lu ko ëpp. ndax lii ak lii moo fa am. seen doom yi bu nu waree jàngi te amu leen doole ba seen doom ñaata baadoolo la seen doom yi nekk les meilleurs élèves au Sénégal mënuñu dem jàngi bitim réew. diaspora bi ñibbi si booba. waaw donc dafay bare. nga dem nga xool Xadafi. mbon gi mu mbon yëpp la nga xam ni mu ngi ko doon def pétrole ci kii bi. dem na ba nga xam ne pétrole Libye boo ko waxee ñu jot ni bourse familiale ngel leen li mu leen di jox ak li ngeen di fay courant lan mooy différence bi daan la ko wax ngel leen pétrole Libye bi danu ni courant bi pétrole Libye bi nañ koy fayee à usage domestique ndox mi ngeen di naan di ko raxasee ci biir kër gi usage domestique ca alalu pétrole bi nañ koy fayee kon yéen facture yooyu waru leen ko di fay waaye bu fekkee ni nag da nga am sa restaurant da ngay def business courant ba ak ndox ba yaa koy fayal sa bopp waaye li nga xam ne usage domicile la ci biir kër gi nañ koy utiliser xale yi di ki sangu di ki naan di ci dund xaalisu pétrole Libye bi moo koy fay xam na ni message yooyu dina génn dem ci askan wi dinañu ubbi seen bët xam na le vrai débat ci affaire campagne électorale bi pétrole bi la ndax daf ko njuuj njaay président deful dara lu dul haute trahison dafa war askan wi ndax askan wi moo ni ko yow rek la sa xalima am kaddu ci bu ñuy joxe alors moo tax keroog bi nga may woo
di ma laaj ni ma référendum bi yes wii ngay voté wala non ma ne la wii laay voté. waaw effectivement loolu nga wax. pétrole bi taxoon ma ne la wii moo tax may woote wii. ndax moom moo ko ci dugal. moo ni sénégalais bu nekk am nga droit de regard ci pétrole bi. mu ko kenn mënatuma ci tëj. constitution moo ma jox doole boobu. waaye teewul ndax man li ma doon ñaan. suba ba jant bi soof moom la ma defal ci constitution bu bees bi kon tax duma woote wi. mais Chérif teewul benn jamono Maître El Hadj Diouf newoon na la yow ak seen i ñooñ bu leen ci kenn waxtu ba leen bëggoon yóbbu ci yoon donc mujjul woon fenn dañ leen doon xoqatal léegi loolu affaire à suivre ah léegi ñu ñëw ci 10 minutes yi des ci wàllu tamit këru président Macky Sall bi ñu wax ne mu ngi fii ci États-Unis comme ni ma ko waxee mbokk yi yaay ki ñu ko njëkk a leeral nga ñëw ceeg ñun fan lañ ci toll bu dee am na ay coppite wala loo xam ne mën nañ ko bokk mbokk yi. waaw xam nga këram gi dafa bare woon coow. ndax bay la wan moo dem ci rajo bi ci télé bi. waaw Cheikh ñu jël benn auditeur rek am na lu mu bëgg a wax yow ñu jël benn auditeur balaa ñu ñëw ci affaire mbokk mi bisimilah rapidement. allo Gaynde. waaw. waaw dama bëggoon laaj Baba parce que Idrissa Seck interview bi mu defoon récemment yaa ngi may dégg. rapidement waaw yow rek la ñuy déglu waaw. waaw interview bi mu defoon dafa ñëwoon américain yi ci jamono bi président Macky Sall di nekk directeur Petrosen américain yi dañ doon bëgg defar benn pipeline buy jógee Kayar ba Espagne ci wàllu gaz bi. ma bëgg la ndegam loolu te vérifier ndegam loolu lu am la ak tamit su fekkee loolu lu am la ndegam pipeline yooyu defaroon nañ ko waa wala déet. waaw loolu amal na la solo trop bu su ma nekk nga laaj ko ndax na Chérif xam naa loolu après tamit nga ñëw ceeg laaj bi mais nga ñëw ñun tamit ci këru Macky Sall bi fii ci États-Unis. waaw xam nga dinaa ci ñëw léegi ci kër gi laaj bi mooy dama expliquer léegi Idrissa Seck. waxul bi Macky Sall nekkee dafa di Macky Sall bi mu nekkee njiit ca Petrosen. mooy li may wax ni compagnie baa ngi tudd Vanco. compagnie baa ngi nekk Houston. moom laa doon expliqué léegi. ma ni Idrissa Seck li muy wax noonu dafa yore document yi. Idrissa Seck dafay lakk anglais. Idrissa Seck dafa yore document yi Idrissa du wax te yorewul ay documents. mooy opposant boobu nar a sonal président Macky Sall ci wàllu pétrole bi. non Idrissa dafay li mu wax noonu dafa yore les documents. waxul noonu sànni. déedéet. li Idrissa di wax mooy Vanco ñoom ñoo wax loolu auditeur bi nga xam ni tey jii bëgg nga gis ci loolu Idrissa basé wu wax ko. te magazine offshore bind ko. man sama bopp Vanco envoyé ma email di dëggal loolu. ki yore seen communication moo di Janis. nanu la yóbbante sa email. seen email man ma yóbbante leen ko. jeex na. kooku c'est un droit mu ngi ci constitution bu Sénégal léegi. voilà ma jëlaat benn auditeur rek bala ñëwaat ak yow ci 5 minutes ci des ak këru bu Macky Sall bi bisimilah mbokk mi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw El Hadj na ngeen def. sant yàlla. waaw xam nga El Hadj. xam nga Macky Sall li muy wax nii dafa reetaanlu comme li Serif wax mais dama doon laaj Serif est-ce que du lu ñu kepp blooré moo tax Macky Sall fu mu nekk nii tiit pour di jéem a wax ci affaire pétrole bi parce que xam na ne trou yooyu yëpp fu mu nekk nii dina senn. d'accord loolu laa ko doon laaj. waaw kay ñu jël beneen auditeur allo. allo. waaw. waaw non kooku maa koy tontu boobu mooy laaj Serif. rapidement Macky Sall loolu tiitul ko xam nga moo ko tiital. Depuis quelques mois, il y a un phénomène extraordinaire dans le monde bu si passé mooy affaire corruption. jëm si affaire contrat pétrolier contrat yi société yi. comme le président Lula. bu mujj bi. waaw mais avant il y a le kii Afrique du Sud. avant moom il y a le président du Corée du Sud. dégg nga événement yooyu yëpp ay genre de corruption si affaire contrat yi comme pétrole ak ay. ak le président Jonathan Goodland ay ministre de l'énergie bi exactement léegi process boobu mooy luy rouler fi mu ci àdduna bi. d'accord boo ko gisee problème Lula. d'accord li gën a keroog benn Sénégalais di wax naan Lula il était bien te xamuñu. te ko scandale bii dinañ gën a. non mais il était bien quand même il a fait du bien pour son peuple. moo lalu ci problème bi ci société bi tudd Odebrecht comme ci société brésilienne. d'accord Macky Sall nag loolu la ragal te ñu yaa ngi si tànkam. d'accord moo tax ma wax fii naan opposition bi nekk fi naan sama candidat nii
te pétrole bii moom la ñu war a def thème de campagne. amul dara lu ñu ko war a wax. jërëjëf problème pétrole. jërëjëf mbokk mi ñu jël quelques auditeurs après Chérif ñëwaat ci allo rapidement. waaw hélas. waaw. waaw laajal ñu Chérif ne ko est-ce que fi mu ne jërul ñu taxaw temm nag comme que ñoom Chérif ñoom ñu xam ne Frank Timis dafa doon porter ay plainte ñoom waruñoo def benn plainte yóbbu ko ci nguuru France. information boo kii boo ko duñ ko vérifier nangam dañu loolu daf cee ndax du loolu dañoo préparé pour bañ gars yi fësal affaire bi comme classe Pape Alé Niang gi ak Sidy Lamine Niass. d'accord voilà di jël beneen auditeur ñëw ak Chérif bisimilah mbokk mi. waaw El Hadj man la Fadel donc bëggoon laaj Baba. parce que avant-hier mooy conférence bi Macky Sall jiite pour les pays africains pour naka la ñuy def pour xeex corruption. te moom dafa wax en personne ne corruption en Afrique du naqaree lijjanti la. parce que il y a des gens très privilégiés yu nekk ci bopp bi. mais kooku qu'est-ce qu'il veut dire par là su fekkee ne dañ koy xeex te moom en tant que président bu ñemee taxaw ni lu naqaree xeex la parce que il y a des gens très précieux privilégiés ci boppu corruption bi kooku naka la ko gisee moom en tant que journaliste et puis Macky Sall lan la war a wax ci askan wi quoi. comme que dañu bëgg a xeex. voilà jërëjëf sëñ Fadel Chérif nga ñëw ceeg ñun le temps ñu changer heure bi ñu yeggali waxtaan bi rapidement. waaw xam nga li Fadel laaj ci loolu mooy c'est-à-dire que nag xam nga boo yeewoo Amérique nga dégg président di wax loolu njiit ba maanaam coll tax di waxee noonu daf lay jaaxal c'est normal que ku mel ne Fadel di laaj ci boobu question et c'est normal parce que ne ki nga xam ne moo war motiver les troupes ki nga xam ne mooy doon vaccin bi yëkkati nit ñi kooku déjà moo ni lii pratiquement mënul nekk kooku daf ko wane ci sa réew d'abord ndaxte nu mu ko wanee sa réew mu ni des gens privilégiés terme boobu la utiliser ñooñu tey jii OFNAC bi mu ko sosee dafa ni OFNAC pour ñun la créer ak ñi fa nekkoon OFNAC bi nu jógee Sénégal ñëw interview ma fii 7 heures d'horloge la ma enquêteur u OFNAC yi wër 7 heures lu ma wax ma jox leen document américain bi nu àndaloon nag mu leen di defal translation ak di expliquer document yi ma leen joxe di ko expliquer et tout bi nu paree enquêteur chevronné ay anciens douaniers ay anciens gendarmes ñoom ñëpp dañu wax ni question yanu préparé woon Sénégal pour ñëw laaj ma ko yëpp répondre naa ko ci exposé bi mais ñooñu bi ñu dooloo ñëpp la Macky Sall dàq di tax ni ñëw interview ma États-Unis ah oui commencé ci Nafi Ngom Keïta ba ci gendarme bi gën bi tuuti kon loolu tax ñu dàq Nafi kenn ki ci enquêteur mi ngi fii léegi Amérique Piscataway la dëkk si seen boolu New York boobu New Jersey Piscataway fa la ñëw léegi ak njabootam ñëpp nañu dàq waaw même Macky Sall boobu ana kan mooy Awa Koudou Ndiaye kan lay liggéeyal Awa Koudou Ndiaye nguur ga mu doon liggéeyal nguur gi noo def rapport bi dafa luubal alalu askan bi Macky Sall war a ñëw dal ci ko Macky Sall ñëw uuf ko ñooñu ñooy les privilégiés di leen xamal ni rek ni seen président bi nga xam ne mu ngi woote di wax waxu renégocier contrat yi dafa toll ci tolof bi nga xam ni kii nga xam ni moom la jàppale woon ndax rakkam mu di Frank Timis dafa topp Sénégal ca France bi mu toppee nguuru Sénégal nag ndax ñaari teen yamu nangu woon ci moom bi nekk bi Casamance ak bi nekk bi Rufisque jox ko tubaab yi français yi Frank Timis dem na ba xamal ka ni bés bu dëgëree bopp ci àtte ñàkkal bii mu ko defal dina leeral Sénégalais yi mbirum Petro-Tim bi yépp na mu tëddee ñun nag Frank Timis amul lu mu ñuy révélé ndax xam nañu lépp nu mu demee moom kay dafay ñëw dëggal li nu waxoon waaye révélation moom soxlawuñu ko ci Frank Timis menace boobu mu teg nag Macky Sall dem na ba fu mu nekk nii xam nañ mu ngi jëm ci campagne électorale te mbirum pétrole bi coow li dina jëm si la Macky Sall woo Frank Timis ni ko léegi dama bëgg ñu waxtaan ni ko Casamance bi nga xam ne nangu woon naa ko dinaa la ko delloo bu nu jógee ci loolu 90% yi ma joxoon français yi ci Rufisque boobu moom wax dëgg yàlla mënatuma ko laal waaye ñun Sénégal 10% yana ca dese nangu nañ ko pàccoo ak yow ñi dese 5% nga jël 5% yi
menace boobu taka Frank Timis def jekku boobu taka Frank Timis jekku tey ji taxaw na pour gën a atte ñàkkal Sénégal. Created with free version for non-commercial use. voilà donc ñu dellu soit ak Chérif kon Chérif ba tey yéen yi ci mbokk yi woote woon ñu bàyyi la nga ñëw ceeg ñun balaa ngay 5 minutes ci des nag nga ñëw ceeg këru Macky Sall bi ndax ñu bëri bëgg nañ ci xam fu ñu toll. waaw donc boo xoolee privilège yooyu ñu wax. ñooñu mooy tey jii mooy ñi nga xam dañ leen jàpp waroon leen tëj mu fat leen. kon moom ci xam na ni moom mooy problème bi waaye tey jii boo demee Rwanda. Kagame du wax loolu Paul Kagame du wax loolu waaw kooku mu ngi ci leneen donc moom moo sérieuxul c'est le président même Macky Sall moo sérieuxul moo gëmul loolu nit ya nga xam ni ma nga leen di sos di leen place ya nga xam ni ñi ngi fi ak ya nga xam ni indi na leen lu mel na of nag ñamu fay teg ku mu mënul contrôler munoo fa nekk. waaw mais léegi ça revient ci question bi ma la laajoon sànq Chérif mooy que ne c'est grand scène ñëw ci léegi est-ce que du li mu ne day renégocier contrat yi parce que dafa tiit li nga xam ne ni xew na ci yeneen réew mu dal ci kawam. mais bien sûr mais loolu benn vent la bi nga xam ne kenn mënatu ko arrêter. ah oui c'est un vent non c'est fini là c'est un vent bi nga xam ne kenn mënatu ko arrêter yooyu enquête. parce que léegi compagnie pétrole yi ci bopp le monde moo changé le monde du pétrole. à l'époque bi ñuy wax ni pétrole dëkk bu mu ñëw am coow. loolu weesu na de pétrole dëkk bu mu ñëw jàmm rek la dëkk boobu di nekk yooyu ay wax yi yàgg la de. non léegi le monde est organisé. da ngay jël naan dëkk bu mu am di jàmm ko xoolal Nigéria non Nigéria c'est complètement différent. Nigéria dañuy commencé gis pétrole seen président bu fa njëkk ba defu fa 6 mois ñu door ko mu daanu. keneen ñëw defu fa 1 an ñu door ko mu daanu instabilité la dëkk boobu njëkk am ba tey ji nga gis ay Jonathan Goodluck ñu dugg këram génne fa ay milliards di milliards yi nga xam ne compagnie pétrole noo ko jox ba ci ministre pétrole am bi këram gi nekk Angleterre. dañ fa génne ay milliards yu jeex pour mu tappale ni dafa am cancer dem wat bopp bi ñëw nangam wane benn opération ndeke tout était faux pour que Nigériens yërëm ko xam nga benn vent la buy souffler kenn mënatu ko arrêter le monde est maintenant organisé kon président boobu di wax ni dañuy négocier waat contrat yi Total moo tax bu ma toogee tey dégg yenn journalistes yi di wax naan Total 5 millions de bonus la war a joxe alors que yeneen compagnie ñu ngi doon joxe plus de bonus mais ça veut dire que ni nit ñi dañuy wax te duñu def te c'est des grands journalistes duñu def une étude sérieuse qu'est-ce que ça représente 5 milliards ci nguur loolu lan la représenté bonus boobu Total daf ko warul woon sax joxe bonus dafa njëkk illégal ci code pétrolier bi Total boobu ñuy wax dafa lu mu joxe dafa tuuti ñeneen ñi no lu tuuti loolu sax Total waru ko woon joxe. waaw bu ko joxee tamit jël leen lu ko ëpp tamit amul sens. xam nga lan moo doon wax ji. li muy wax ni dañuy négocier contrat yi balaa muy wax waxu négocier contrat yi dafa waroon déglu Texe Gueye. ca 2012. dafa waroon déglu Baba Aïdara ca 2012. balaa ñuy wax tey ay Ousmane Sonko ay Birahim Seck ak ay nangam. bu ñu déglu woon ca le 22 juillet 2012. nga xam ni Sénégal suufam moom la ñuy woowee proven mooy léegi suuf si prouvé na ni alal baa ngi fi. leer na foofu la waroon dem mu changé code pétrolier bi balaa muy joxe ci beneen licence. mais léegi mbay mais balaa muy joxe licence. bu dee fukki compagnie noo soxla licence bi ku ci nekk da ngay teg $100 millions ci table bi. bu nu choisir compagnie bi ñu koy jox bi ñële $100,000 c'est non remboursable da nga koy perte. ba pare yow mi ka gagné dañ lay joxaat da ngay tegaat ci table bi $100 millions muy doon sa ticket d'entrée $200 millions pour ñu jox la licence yi nga xam ni ça ne couvre même pas 3000 mètres carrés. Obasanjo nekkoon président wu Nigéria. Nigéria seen politique bi léegi autorités yi dañ leen di jox léegi teen yi pour que alal bi dëkk ci dëkk bi. Obasanjo lu muy am doole yëpp 2800 kilomètres carrés nañ ko jox donc da nga waroon toog ci sa suuf nekkee proven. nga ni defal nank surface yi may joxe dafa rëy Sénégal ay 20 000 27 000 30 000 kilomètres carrés lay joxe. dama koy changé ci code pétrolier bi kenn dootu fi joxate lu ëpp 3000 mètres carrés
ma mën ko jox compagnie yu bari gars yi def exploitation loolu mooy lu sérieux voilà nga jóge ci loolu nga ni comme léegi sama suuf wane na ne alal baa ngi fi léegi balaa ngay wax waxi licence bu ñu demee ci marché bi teg ci table bi képp ku bëgg na nga ñëw waaye balaa ngay wax di nga teg $100 millions ci table bi. waaw mais léegi Chérif ñu ñëw tuuti dugg ci politique parce que bon balaa nga ñëw ci këru Macky Sall bi dans tout ça buñ ko boolee ci wax ju leer geeg haute trahison beeg lépp li nga xam ne nii gis nañ ne président Macky Sall ci wàllu pétrole bi ñu jaaj bi leer na nañ yaama neex bi leer nañ parce que lépp loo xam ne def nañ ko ci Sénégal boo demee ci yeneen réew yi ni ñuy defee contrat yi foofu moo gën ni ñu ko defee ak Sénégal mu mel ne kon am na lu ko waral maintenant ñu ñëw ci élection yi ñu jëm parce que mu ñu wax yow boo dem sa juguñu ci politique et que opposant yi ku ci nekk yaa ngi fëgg sa dënn ne man la mais est-ce que loolu ñoom mun nañ ci génn. waaw xam nga opposant loolu moom boo demee n'importe. c'est Macky Sall parewul ak dama ñoom deuxième tour premier tour lay dox ak ñoom. waaw mais partout foo dem ci monde bi opposant bu nekk day wax man la amul kenn ku créé political party naan man de sof naa parti bi waaye du man waajee la. loolu mais Gambie la fa xew mooy benn moment bi ñu xamee ne c'était critique dañoo boole seen doole taxaw ci ginnaaw benn. loolu mooy dem ba nga xam ni dee jot na. Gambie dañu tolloon ci situation muus bu ñu tëj ci néeg. muus boo ko gisee ci mbedd mi di ko dàqe. Sénégal tollu foofu Sénégal tollu foofu waaye boo ko tëjee ci néeg nga jël sa bant. yow yaay mujj ubbi bunti ba nga génn waaw Yaya Jammeh noonu foofu la Gambien yegg moom Sénégalais yegguñu woon foofu parce que dafa am benn côté bi nga xam ni. moom moo waroon nekk le garant de la démocratie sénégalaise. moom moo waroon nekk le défenseur démocratie Sénégal. moom moo waroon nekk gaynde gi nga xam ne ku laal démocratie bi. ku jubadil. mu dal sa kaw comme ni mu ko nekkee woon ci jamonoy Abdoulaye Wade mooy la presse. presse boobu moo amatul. moo tax le 23 juin bi ma invité ci benn rajo ma ni leen le 19 ma ni leen le 19 bi la ngeen cay yaakaar bu dee da ngeen yaakaar ni le 23 juin la. du am. ñu bare ni ma non yow na ma ni leen du am ndaxte partition bi nga xam ne presse Sénégal def na ko ci le 23 juin. du ko def ci le 19 bi. voilà léegi Chérif ñu. le 23 juin. un mois avant le 23 juin bi ñuy waxu projet boobu. toute la presse sénégalaise, toutes les émissions, c'était sur le... Avec l'aide de Bolloré, ñu leeral ko des gens comme Bolloré financé dugal xaalis bu baax ci biir Sénégal loolu ñëpp xam nañ ko bokk na ci li nga xam ne nii moo gën a fësal mbir yi léegi Chérif loolu leer na ñu ñëw ci këru Macky Sall bi pour 5 minutes avant ñuy avancer. waaw këru Macky Sall bi Bayla Wane moo dem ci interview mu ni ñuy wax ci këru Macky Sall bi xamuñu lu ñuy wax moom Macky Sall. moom ci boppam moom moo wax Macky Sall bi ka Abdoulaye Wade nommé premier ministre moom moo ni Macky Sall attention waxal Abdoulaye Wade am nga kër États-Unis ndax boo ko waxul am nga kër États-Unis say ennemi daanu jaar ci suuf di ko wax te xam nga paa di tàng bopp la day dal sa kaw te donc wax ko balaa mu lay def premier ministre ñëw mu ñëpp xam ko. mais jabaram américaine la normalement donc. ma ne jabaram du américaine la donc c'est normal. jabar ji américaine la. waaw donc. moom Bayla Wane moom moo dem ci télé bi mu wax ko mu ni Macky Sall bi muy jënd kër gi nekkul sax ministre Sénégal ndax moom xaritu Macky Sall la démb la balaa tey loolu dëgg la te moom moo wax Macky Sall na wax loolu président mu ni Macky Sall mu ngi jënd këram gi en 97 ma ni Bayla Wane li mu wax yëpp précision yi mu waxee ba moom moo ko waxal président da nga jënd kër États-Unis 97 mu ni ko 97 kon naa lijjanti nag mbirum këru Macky Sall ba c'est là que lijjanti kër gi nga xam ne la Bayla Wane wax mu ngi ko jënd 97 kër gi ni nga ko tabax en 2002 jaaxal dama ki 97 kay li ma doon dégg ci président am na leen lu mu taloon lu jënd kër waaw donc Bayla Wane kon nanu wax xanaa Macky Sall beneen kër lay wax waaye du kër gi bi ma demee nag ci laa jël historique gu kër gi ak gouvernement Houston bi ñu jox ma les informations li muy fay ci at ci taxe ma daal di comparer li muy fay at ci taxe ba fi may mujj bi fayagum na lu toll ci 65 millions de francs CFA. ma daal di déglu ci ay rapportu inspecteur impôt ñu ni Macky Sall bi mu nekkee Sénégal nekk ministre dafa créé woon benn compagnie bi ñuy woowee les 3M Macky Mariam Mansour 3M boobu musu ci nangu fay l'impôt
moom kooku bañoon fay l'impôt ci Sénégal moom mooy fay l'impôt ci Amérique bi ma demee ñu xool impôt bi ñu ko diviser nangam dafay dem ca librairie ba nga xam ni moo nekk ca koñ ba fu mu dëkk Briar Patch. may leen ko. ah non taxe xam nga taxe yi noonu lañ koy diviser. librairie bi daf ciy am. éducation daf ciy am. police bi daf ciy am sapeur pompier noonu la ñuy diviser taxe kii bi. ma gis ni taxam lu toll ci $618 yi dafay dem ci librairie bi. te ñun Sénégal amatuñu librairie. te kooku moo yore woon les 3e mu ne du fay Sénégal taxe. ma gis ni nangam tam dafay dem ci éducation bi. ma gis ni Sénégal. école bi na tax na ci nguuru Macky Sall enseignants yi bi mu nekkee président ba léegi musu na am augmentation de salaire. bi mu nekkee président ba léegi grève chaque année. dañuy frôler toujours année blanche dem nañu ba nga xam ni le bac sénégalais kenn mënatu ko accepter comme ni mu ko daan accepter ci Canada ci ay jamono. ndaxte quantum bi nañu respecté wul. nangamu heure bu étudiant war a jàng. nangami heure bi nga xam ne moom la convention internationale bi nangul nga xam ne moom lañ élève bi war a jàng. nangami heure yooyu étudiant ak élève wu Sénégal jàngatu ko. moo tax diplôme am problème ca extérieur. waaw ndax université yi dañuy xool quantum bi de respecté wu mu ko parce que matul. waxtu ya nga war a jàng matul. kon kooku alalam ma ngay dem encore ca xale bay jàng ci Houston. moom président de la République mu téye kër ga nga xam ne ma ngi ko yore foofu Houston yore ay doomam yi ndaw. ma seet doomam yi ndaw yi kon ñàngum Sénégal bu yàqu bi xanaa dafa leen indi Amérique. bi ma seetee indiwu leen Amérique waaye daf leen dugal ci école américaine bi nekk Dakar. ok kooku dugal doom yi nekk ci école américaine bi nekk Dakar xaalis ba muy fay ñoo ngi fay lempo yi fii ci Amérique ma ngay dem ci éducation ma ngay dem ci la nga xam ni mooy soqali gox boobu mu nekk mooy kii mooy ëllëg bu ma paree ci la may yore seen réew ba pare damay dem dëkki Amérique sama njaboot surtout que sama jabar waa réew mi la. voilà. kon loolu moo taxoon. ma dem nag toppatoo affaire këram googu génne ko wala la muy wane ca taxat la mu fi am na mu ko jëndee na mu ko amee mu wuteeg lool ña nga xam ne ñoo ngi koy jéem a défendre ak ya nga xam ne la wax la ko jënd ak na mu ko jëndee te jënd ba sax daf ci lëkkaloo benn compagnie pétrole. te ka nga xam ni moo lëkkaloo woon ak compagnie pétrole boobu nekkoon ci loolu ba nu jënd kër googu. moom la jox pétrogaz boobu Ousmane Ndiaye boobu ngeen di dégg. d'accord. kon da ngay gis affaire de banditisme bu yàgg la. ok Chérif ñu jël benn dernier auditeur balaa ñuy tàggoo ci ba beneen yoon incha allah bisimilah mbokk mi allo mbokk mi. voilà Chérif kon kooku dafa woote déglu en tout cas mbiru këru président bi leer na du 97 et que taxe yi muy fay fii sa bañ ko fay Sénégal loolu bu dee président mu ngi déglu loolu nekk na lu doy waar lu ñu war a seetaat la et que bu dee ay doomam tamit jànguñu ci école Sénégal yi waaye hôtel américaine yi nekk Sénégal la loolu tamit nekk na loo xam ne ni li muy wane mooy ne gëmuñu éducation bu Sénégal donte nag nangul nañ ko ne jabaram waa dëkk bi la c'est fii la xale yi juddoo tamit mais sénégalais yi ñoom ñooy jugé mbokk mi rapidement. allo salaamaaleykum. comme salaam. non maanaam ay dara dañ ko war a sant bu baax ndax information yi te lii defu ko pour lu dul leeral Sénégal yi dañ d'abord man li may jëkk a def mooy sant ko lool ndax lii dafa am solo. dëgg la. bon deuxième point mooy Sénégal dañoo war a bàyyi li ñuy def depuis gouvernement yi fi ñëw yëpp alternative yëpp dañoo war a defar suñu constitution parce que buñ ko deful gis nga lii rek ñuy dal. dëgg la lii kii lu ko neex def te kenn daanaka mënoo. ñoo ko jox doole de waaw ñoo ko jox doole de. dëgg la yàlla ñun ñoo ko def donc dañoo war a changé suñ ko te xool parti politique yi benn du ci wax loolu seen bopp bu ñu toogee rek. parce que ñu ngi xool bu ñu toogee ni ñuy def. waaw xool siège bi rek la ñuy def. man loolu intéressé wu ma ki toog siège bi ça ne m'intéresse pas. damaa bëgg ñu defar réew mi pour mu mën a jaar ci yoon. voilà parce que nii baaxul. d'accord voilà ñu jël beneen auditeur rapidement allo. El Hadj li kii wax. waaw. dafa yàgg de gis nga Sénégal.
bi may def investigation ci mbirum pétrole Sénégal dama gis kilo Created oil with free version for non-commercial use. 30 ans Sénégal ma ne 30 ans compagnie pétrole nekk Sénégal la doon def foofu xanaa kay du ubbi ay buntar di tëj bi ma demee xool ndekete ca booru bët Sénégal booru Potou booru Sangalkam jàpp booru Lac Rose ndekete kilo oil dafa doon génnee ab gaz gaz boobu ñu ngi koy jaay ci suufu bakkanu Sénégalais yi te kenn yëgu ko comme d'habitude kilo oil boobu lëkkaloo ci ak fondation wu madame Abdou Diouf kilo oil ndekete ñoom ñoo tabax hôpitalu Diamniadio bi ñu naan hôpitalu Tata Elisabeth ndekete kilo oil moo ko tabax ba pare kilo oil dem jënd tribune bi nga xam ne moom la Sénélec doon utiliser Cap des Biches tribune boobu mu jëndoon tribune bi gaz lay utiliser Abdou Diouf imposé Sénélec tribune boobu ñi koy utiliser di jënd gaz de retour ci kilo oil. Created with free version for non-commercial use. tribune à gaz pour mën ravitailler Sénégal courant. ci loo xam ne ñoo ko moom tribune à gaz boobu nag di consommer gaz bu bare. pour que Sénélec di dellu si waat ci kilo oil di jënd gaz bi ci moom. ñu ngi ci doon lëkkaloo ak fondation première dame madame Elisabeth Diouf. moo tax dellu si na ak beeke. xam nga. leer na dañu yàgg nax. loolu dafa war a jeex ñu jël dañoo auditeur rek tàggatoo ak Baba beneen yoon mbokk mi. Alaaji ñu ngi lay nuyu Baba. mu ngi lay fay rapidement. di ko sant di ko gërëm. bu baax liggéey bi rafet na lool macha allah. Alaaji. Alaaji Macky Sall yàgg na loo taxaw fii di wax ne Macky Sall bëggut Sénégal dafay jëriñoo Sénégal. waaw mais est-ce que Sénégalais yi bëgg nañ Sénégal Macky Sall moom bëgg na Sénégal ndax mu ngi def li mu bëgg a def mais est-ce que Sénégalais yi bëgg nañ Sénégal c'est ça le problème. waaw mais man fi may waxee. bokkut ak fi nga ma tontoo ndax fi may waxee mooy. da may ma yeggal rek. allez-y. waaw fi may waxee mooy. lii Baba Aïdara wax dafa leer nañ. ña nga xam ne ñoo ànd ak moom di liggéey ak moom di wut lu ko neex. ba tax ñuy sos loo xam ne du dëgg. loolu mooy wane ne Macky Sall jumut ñi mu àndal jumuñu. waaw tonton Birima yow it nga déglu ma. waaw xam nga ku fi toog muy Senghor ba tey. ku ci nekk di wax nañ ko léegi condition yi nga xam ne ni président moom la fa toogee dañ koy jox doole boo xam ne ni mooy buur di bumi lu ko neex lay def est-ce que kon li ma la laaj yaakaaroon ne sénégalais yi ñoom tamit ñoo toog di seetaan parce que yàlla bay sa tool est-ce que donc sénégalais yi li ñu mën ñu ngi koy def ñu ngi xeex bu jëg yaa ngi noonu xeex Baba Aïdara ngi xeex waaye li ñu man mooy carte yi lañu yaakaar moom lañu am tey noo ngi ñaan ci yàlla ak yonent bi mu jóge ci nguurug Sénégal ndax yàq na Sénégal jërëjëf tonton Birima voilà jërëjëf kon Chérif ñu bàyyi la nga tàggoo gars yi ba beneen yoon incha allah di la jaajëfal maa ngi leen di tàggoo di leen sant di leen gërëm xam naa ni yàlla def ñu samedi tamit ñu feex rek yàlla may na chance ñu mën a dellu soit amiin yaa rabbal aalamiin kontaan nañ merci beaucoup gars yi ñu ngi woote mais malheureusement dañuy avancer ñëw ci beneen segment en tout cas je trouve que ne sénégalais yi bu dee ñu ngi jël seen responsabilité tamit alhamdulilah li gën a bëri ci Sénégal yi li ñuy wax mooy que ne mbiru buur la nañ bàyyi buur def liggéeyam boo waxee ñu ne la da ngaa bokkul moo tax ngay wax comme ni ko tonton Birima waxee Baba Aïdara mu ngi def li mu mun maa ngi def li ma jéem li mu mun keneen ak keneen na ngi def noonu loolu rek la nit ñi mun mais at the end of the day Sénégalais yi ñoo war a jël seen responsabilité loolu la jàpp fay benn bil dellusiwaat ak mbokk yi ci li des ci programme bi nekk lu am solo rajo Sud Afrique bëgg la ci xol bi ba tey. di leen xamal ni rek ni seen président bi nga xam ne mu ngi woote di wax waxu renégocier contrat yi dafa toll ci tolof bi nga xam ni kii nga xam ni moom la jàppale woon ndax rakkam mu di Frank Timis dafa topp Sénégal ca France bi mu toppee nguuru Sénégal nag ndax ñaari teen yamu nangu woon ci moom bi nekk bi Casamance ak bi nekk bi Rufisque jox ko tubaab yi français yi Frank Timis dem na ba xamal ka ni bés bu dëgëree bopp ci àtte ñàkkal bii mu ko defal dina leeral Sénégalais yi mbirum Petro-Tim bi yépp na mu tëddee ñun nag Frank Timis amul lu mu ñuy révélé ndax xam nañu lépp nu mu demee moom kay dafay ñëw dëggal li nu waxoon waaye révélation moom soxlawuñu ko ci Frank Timis menace boobu mu teg nag Macky
Macky Sall dem na ba fu mu nekk nii xam na mu ngi jëm ci campagne électorale te mbirum pétrole bi coow li dina jëm si la Macky Sall woo Frank Timis ni ko léegi dama bëgg ñu waxtaan ni ko Casamance bi nga xam ne nangu woon naa ko dinaa la ko delloo bu nu jógee ci loolu 90% yi ma joxoon français yi ci Rufisque boobu moom wax dëgg yàlla mënatuma ko laal waaye ñun Sénégal 10% yana ca dese nangu nañ ko pàccoo ak yow ñi dese 5% nga jël 5% yi menace boobu taka Frank Timis def jekku boobu taka Frank Timis jekku tey ji taxaw na pour gën a àtte ñàkkal Sénégal di leen xamal ni rek ni seen président bi nga xam ne mu ngi woote di wax waxu renégocier contrat yi dafa toll ci tolof bi nga xam ni kii nga xam ni moom la jàppale woon ndax rakkam mu di Frank Timis dafa topp Sénégal ca France bi mu toppee nguuru Sénégal nag ndax ñaari teen yamu nangu woon ci moom bi nekk bi Casamance ak bi nekk bi Rufisque jox ko tubaab yi français yi Frank Timis dem na ba xamal ka ni bés bu dëgëree bopp ci àtte ñàkkal bii mu ko defal dina leeral Sénégalais yi mbirum Petro-Tim bi yépp na mu tëddee ñun nag Frank Timis amul lu mu ñuy révélé ndax xam nañu lépp nu mu demee moom kay dafay ñëw dëggal li nu waxoon waaye révélation moom soxlawuñu ko ci Frank Timis menace boobu mu teg nag Macky Sall dem na ba fu mu nekk nii xam na mu ngi jëm ci campagne électorale te mbirum pétrole bi coow li dina jëm si la Macky Sall woo Frank Timis ni ko léegi dama bëgg ñu waxtaan ni ko Casamance bi nga xam ne nangu woon naa ko dinaa la ko delloo bu nu jógee ci loolu 90% yi ma joxoon français yi ci Rufisque boobu moom wax dëgg yàlla mënatuma ko laal waaye ñun Sénégal 10% yana ca dese nangu nañ ko pàccoo ak yow ñi dese 5% nga jël 5% yi menace boobu taka Frank Timis def jekku boobu taka Frank Timis jekku tey ji taxaw na pour gën a àtte ñàkkal Sénégal di leen xamal ni rek ni seen président bi nga xam ne mu ngi woote di wax waxu renégocier contrat yi dafa toll ci tolof bi nga xam ni kii nga xam ni moom la jàppale woon ndax rakkam mu di Frank Timis dafa topp Sénégal ca France bi mu toppee nguuru Sénégal nag ndax ñaari teen yamu nangu woon ci moom bi nekk bi Casamance ak bi nekk bi Rufisque jox ko tubaab yi français yi Frank Timis dem na ba xamal ka ni bés bu dëgëree bopp ci àtte ñàkkal bii mu ko defal dina leeral Sénégalais yi mbirum Petro-Tim bi yépp na mu tëddee ñun nag Frank Timis amul lu mu ñuy révélé ndax xam nañu lépp nu mu demee moom kay dafay ñëw dëggal li nu waxoon waaye révélation moom soxlawuñu ko ci Frank Timis menace boobu mu teg nag Macky Sall dem na ba fu mu nekk nii xam na mu ngi jëm ci campagne électorale te mbirum pétrole bi coow li dina jëm si la Macky Sall woo Frank Timis ni ko léegi dama bëgg ñu waxtaan ni ko Casamance bi nga xam ne nangu woon naa ko dinaa la ko delloo bu nu jógee ci loolu 90% yi ma joxoon français yi ci Rufisque boobu moom wax dëgg yàlla mënatuma ko laal waaye ñun Sénégal 10% yana ca dese nangu nañ ko pàccoo ak yow ñi dese 5% nga jël 5% yi menace boobu taka Frank Timis def jekku boobu taka Frank Timis jekku tey ji taxaw na pour gën a àtte ñàkkal Sénégal di leen xamal ni rek ni seen président bi nga xam ne mu ngi woote di wax waxu renégocier contrat yi dafa toll ci tolof bi nga xam ni kii nga xam ni moom la jàppale woon ndax rakkam mu di Frank Timis dafa topp Sénégal ca France bi mu toppee nguuru Sénégal nag ndax ñaari teen yamu nangu woon ci moom bi nekk bi Casamance ak bi nekk bi Rufisque jox ko tubaab yi français yi Frank Timis dem na ba xamal ka ni bés bu dëgëree bopp ci àtte ñàkkal bii mu ko defal dina leeral Sénégalais yi mbirum Petro-Tim bi yépp
na mu tëddee ñun nag Frank Timis amul lu mu ñuy révélé ndax xam nañu lépp nu mu demee moom kay dafay ñëw dëggal li nu waxoon waaye révélation moom soxlawuñu ko ci Frank Timis menace boobu mu teg nag Macky Sall dem na ba fu mu nekk nii xam nañ mu ngi jëm ci campagne électorale te mbirum pétrole bi coow li dina jëm si la Macky Sall woo Frank Timis ni ko léegi dama bëgg ñu waxtaan ni ko Casamance bi nga xam ne nangu woon naa ko dinaa la ko delloo bu nu jógee ci loolu 90% yi ma joxoon français yi ci Rufisque boobu moom wax dëgg yàlla mënatuma ko laal waaye ñun Sénégal 10% yana ca dese nangu nañ ko pàccoo ak yow ñi dese 5% nga jël 5% yi menace boobu taka Frank Timis def jekk boobu taka Frank Timis jekku tey ji taxaw na pour gën a àtte ñàkkal Sénégal